salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen nuyuwaat di leen jaar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey jii ñu ngi ñëw fi nga xamante ni mooy Rufisque boo nee Rufisque di nga tudd ndaanaan bi nga xamante ne moo nekk si làmb ji doon ndaanaan bu mag a mag ñu koy wax ama neex tey ñu fekk këram war ko ziar war ko laaj mu tontu ñu war ko laaj si làmb ji fan la toll adversaire yi nga xamante ne mooy adversaire potentiel yi nga xam ne ñoom la war a bëreel parce que boobu léegi làmb ji namm na ko. tey Sen News TV ñëw na ko fekk fi nga xam ne moom la dëkk muy feefam di Tëngéej ñu bàyyi ama neex nuyoo nuyu ay mbokkam nuyu ay supporteram ak ànd jàmm ama neex ñu lay jaar di la bëggee. waaw maam kon ni nga ko waxee rek auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaar waajur di sant suñu sëriñ tamit Baye Karim di ko ñaanal mu yàgg fi te wér bu lool ci barke Seydina Mohamed di nuyu samay mbokk. di nuyu waa Tëngéej ak waa Mbaaw ak fukki pencee ñaar yëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yokku leen nuyu suñu waa écurie ku mel ni Papa Yada moo nu tette formaan di nuyu suñu waa écurie suñu samay mbokki mbër yi nekk Tëngéej yëpp di nuyu ñëpp waaw. waaw Papa Yada moom la lay laaj ana Papa Yada. Papa Yada mu ngi fi waaw temps yi dafa xaw a jagati sax moo tax waaw dafa xaw a jagati mais ñu ngi koy ñaanal yàlla fëgg boppam mu tane jàmm salaam ndax. lépp moom la ginnaaw yàlla yonante bi noonu tette jàngal nu ba tey ñu mën a tette suñuy rak lépp moom la kon nañ ko ñaanal wér a wér la rek ci barke Seydina Mohamed. waaw tey dañuy tàmbale fi nga xamante ni mooy ama neex kañ la dugg ci làmb ama neex lan moo ko dugg ci làmb. waaw bon man nag 2005 laa dugg ci làmb man mool laa li nga doon moom boo ko bañee yaakaar naa daa fekk nga gën see ñaaw man alub lébu doon am mool doon chauffeur camion en plus. yàlla daf may dem géej dama rek nun moom bu nekkee ci taatu géej bi dëkk ci taatu géej bi moom yaakaar naa ne boo amul fit wala boo mënul bëre kooku ci yow la ba loolu dugganu tey ban doon di bëre mbapat fu ne ba tey yàlla def ñu doon ay mbër donc di ñaan yàlla yokkuñu waaw. sa premier combat arène kañ nga ko bëre. 2005 boobu Modou Lo ak Papa Sow ñoo doon bëre man maa bëre premier combat Papa Sow bëre deuxième combat Modou Lo defe naa bëre troisième combat. waaw yow kan la woon. man a kalangeer la woon. kalangeer. yéen ñaar ko daan. non man maa ko daan. après nga amaat beneen combat ñaata combat nga am si ba nga xamante ne avant ngay bëri grand combat parce que booy xool mbër yi léegi da leen tëbal mbër yi bëri grand combat da leen tëbal léegi yow ñaata combat nga bëri nga soo ko bëri grand combat. man bëri naa 10 combat. bëri naa première bëri naa deuxième bëri naa troisième ba quatrième li may wax ni wóor na Mbaye Diagne. Stade Iba Mar Diop. waaw man kër tëbul ma kenn tax man du ma ñuy mbëri tey yi nga xamante ni tey ñoom seen papa ñoo doon mbër wala seen ndijaay wala ñu am manager boo xamante ni mbër la ñu xaalal leen yoon man kenn xaalal man dama ñefe sama carrière ba esse niveau bi ma esse fi barki yonent bi ba tey niveau bi ma esse fa daan samay morom daan samay mag daanaat samay morom ba tey fi ma toll nii si làmb kon gars yi ñoom dañu war a bëre dañu war a ñëw bëre. mais tey def nga mbapat jaar nga si mbapat aussi. bien sûr daan naa mbapat ay Mbaye Guèye junior ñëpp daan naa leen mbapat ay Malaw Seras ay Laay Bey ay Boos ay Jinne ñoom ñëpp bëri naa ñoom mbapat ay Issa Pouye bëri nañ mbapat ay kan ay aale ñoom ñëpp bëri nañ mbapat waaw tey mbapat yi dëgg la mais tey diggante lébu ak lébu da ngeen di bëri. waaw bon ça dépend si lébu yi nga amal relation. mais boo amulaa lébu tamit relation donc doo leen di ngeen di bëre noonu la demee. dama gis keroog caaro yi ak Tëngéej mooy Gamou Gueye ak ki nga xamante ne mooy booy bi nga xamante ne mu ànd ak Siteu Coly Faye 2 bu doon bëre Gamou Gueye ma keroog ma laaj la am lu ma la laaj nga tontu ma mais tey diggante boobu noonu tey comme nga gis ñoom Ameth Deme est-ce que mën ngeen laale. non Ameth Deme du ma bëre moom. Reug du ma bëre moom Baye Mandione du ma bëre moom Feugeula la du ma bëre moom ndax dañoo am ay relation yu dëgër. mais comme Kanta booy boobu ngay wax booy Coly Faye ak Gamou amuñu relation. Gamou maa naka jëlal combat bi sama combat la. ma jaaxal ñoom gars yi ñoo ko ngemb quoi. waaw ñoom ñoo ko ngemb man ma ngemb njóogu mu ragal pété day xam ne wërsëg man maa ko ngembal sama bopp. ndax booy Coly Faye am na saaga yu ma saaga. jour bi Bombardier di bëre Eumeu Sène. Siteu wàcc dama koy leeral. Siteu wàcc di bàkku ma wàcc. mu tiim ma di ma saaga nii. mais tontuwuma ko ndax dañ ne mbaam bu la weexee nga weex ko bu yàggee da ngay mel ni moom kooku rakk la kooku lu mu mën benn mën naa 1000 mais du ma ko wan ndax ñoo bokk tefes gi te nit booy nekk ak moom nit boo doonee nit
da nga koy tane si benn côté bi. comprendre nga. mais nag duñ ko dugal rek di ko pousse rek muy dem rek. combat bi mënoon na ko bëre te bañ ma see dugal. mais lam ma wax moo tax ma dugg si ragal pé day xam ne wërsëg. waaw Ndiogou sama rakk la Gambu Gueye sama rakk la ñoo bokk benn écurie maa ko tàggat maa ko jàngal bëre. kon tey bu amee adversaire bi bëgg ma yab man yàlla may na ma loo xamante ni maa ngi siy sant yàlla bu ba am na ay nit yu baax te lu ma lay wax def leen ko ñu def ko wasalaam. waaw tey foofu noonu ñu fay taxaw parce que tey yéen ay grand ngeen nekk si làmb ji kon conseil bi nga xamante moom ngay jox mbër yi nga xamante ni tey ñu ngi dund loolu parce que des fois sa yaram day tàng ñu fàtte mais tey ban conseil nga koy jox moom xam ne sa rakk la yàgg wax nga ko léegi si wax biir wax ji quoi Coly Faye sa rakk la ban conseil nga koy jox pour mu bàyyi xel loolu. non mu dem ak xelu boppam bañ ku ko puus bañ ku ko digal est-ce que comprendre nga man xam naa lépp te fii sama kër laa toog boo bëggee mu wax la moom lan la reeree wala lan la añee xam naa ko man si dëkk bi laa dëkk damay dugg caaray heure bu ma neex waaw moom na xam boppam rek te tranquille di demee xelam ndax xel mooy nit. mais xam nga lu mu reeree mais saa yi xanaa yow borom baatin nga. non pas ay borom baatin Tëngéej laa dëkk mbaaw sama papa mbaaw la dëkk ma yoroo mbaaw màggee Tëngéej caaray damay ñëw caaray heure bu ma neex ndax su may mbokkaa fa ne mais loolu du débat duñ si sori nañ wax leneen kooku booy la. waaw léegi ñu jàll si loolu comme ni nga ko waxee comme jox nga ko conseil mais tey Tëngéej ñaata écurie ñoo fi nekk. Tëngéej écurie yaay baax écurie Dangu écurie Thiawlène écurie Lebu gi waaw mais écurie Lebu gi mooy mag daal ci fii mais yooyu yëpp compteetul ndax tey doomu Dangu bu amee combat maa nga fa Mamaya bu amee combat maa nga fa Assane Diop bu amee combat maa nga fa Gambu ñoo bokk écurie Ronaldo Baye Nder 10 Papa Ndiaye ñu ñëpp ku si am combat ñu ngi fi ñëw jàppale la taxawu la. lépp benn la. mais tey écurie yi nga xam ne ñoom ngeen nekk problème yi si am des fois day bëri da ngay dégg booy naan bëreewu ma mag ñi ñooy bëri xamapati patata. mais xoolal tey rek li yàlla dogal maa doomu Dangu ba léegi amaguñu combat te nooy magu tëdd fi lu Tëngéej amaguñu combat ñu ngi suñuy rakkaa ngi am combat ñu leen gunge ñu leen jàppale contact pour ñu am ndam rek bu ñu amee ndam mu ngi mel ni bëri nañ am nañ ndam mais nag dañoo war a bëre ndax dañ na ku dugg mag moo yëngal daxin dañoo war a bëre. waaw mais dama gis ni mbër yi comme yow benn instant ki nga xamante ni mooy Gora Sock topp na la naan ñu bëre mais lu tax doo bëre ak moom. non saa waay déglu ma émission bi nag xoolal boo bëggee mu neex da nga may limal sama catégorie. ah bon ñi nga xamante ni dama liggéey ñafe. ñu ñafe ba tolloo man catégorie ñooñu nga may limal. mais pas ñooñu. waaw Gora Sock daal da nga koy jën tekk na le waaw léegi kon adversaire potentiel léegi dafa nang adversaire bi nga xamante ne moom nga war a bëreel Modou Anta si la bokk. waaw Modou Anta nag sunu combat bëggoon nañ ko. mais Modou Anta combat boobu xam naa ne du mu am gëwuma ko bokk. non promoteur bi daa yabaate rek. waaw daa yabaate waaw doo fekk mbëggam jëmm sama kër gi sono bi rek ëpp na 5 millions ak télé bi ak affaire yi. waaw kon donc wax ju àgg na dafa ko moom bu bëggee promotion na ko dem uti. man sax maa bëreetul la Modou Anta man naa xool Papa Sow saa kees ñooñu samay naataangoo man ku ma fekk may tënk Modou Anta si làmba xam nga ne làmba tërëdi rek xam nga ne làmba jee doxul rek mais man fa ma jaar samay combat yi ma bëre combat Sock noonu dañu waxante dëgg waaye dëgg moo neex yàlla yéen xam ngeen loolu am déet kon nañ ma seetal samay adversaire Papa Sow saa kees samay adversaire lañ ñooñu dañoo bokk catégorie. mooy guy gi aussi si la bokk. guy gi tamit sama adversaire nag dama daanoon te dama bëgg revanche te ñooñu dañu war a bëri suñu biir. depuis 2011. barki yonente yàlla Muhammad daan bu ma métti la ma daan te daan boobu incha allahu rabbi nëga maa ngi dox mu ngi dund dinaa fayu ndax man waaw dinaa fayu daal. waaw danaa fayu bu baax waaw danaa fayu. waaw su combat ak Sa Thiès aussi tey boo xoolee supporters yi. ñëpp moom dañ koy laaj mais Sa Thiès moom est-ce que gars yi dox nañ ko. pare na Sa Thiès maa si am lu leer nañ nee na pare na pour ama neex moom ñaata yoon la def émission wax ko. ah bon waaw ñaata yoon la def émission ñu mu tudd Papa Sow ñu tudd Papa Sow tudd Yékini Junior mu leen boole leen si ama neex kon bëgg na bëre man te tase nañ instant nee naa ko mbër jël avance bi mu all promoteur mu tëgg combat maa xew suñu combat bu neex la. Yékini Junior tamit waxi noppi ñoom ñëpp suñu samay adversaire lañ kon lu ma topp si Modou Anta na ba waaye di na dem bëri jeex keneen bëreetuma moom. kon léegi daal moo moom da nga ko def croix quoi. waaw maa ngi dégg si comme internet bi mu naan ay maa yàq combat bi ay séddaat fii mbër mu nekk xam nga li ngay jar mbër mu ne xam nga prix bi ngay jar kon jarul ñuy leeral dara. yow fu ñu toll nii yaay mbër boo xamante ni
yow si milieu bi nga nekk mën nga bëre ku ne. mën nga bëre Sa Thiès mën nga bëre Papa Sow Gouye Gui Yékini Junior xam nga tey jii promoteur doxagul ba cokk la si loolu. waaw bon ñu ngi ci loon wax nag ñu ngi ñaanal Thialis waa Leewtoo situation yi nekk yàlla dimbali leen ba jóge ci amuñu situation sax mais di leen ñaanal rek ndax daaw ñoo tëggoon sama combat tamit te ragal péete moom day xaja wërsëg di leen ñaanal ñu ñëwaat tamit tëgg ñëpp loolu laay ñaan ñu tëgg ñëpp ndax Thialis borom baax la di gërëm promoteur yëpp Abdou Fall Kanji ñoom ñëpp ay Fallou Ndiaye Assane Ndiaye ñoom ñëpp benn lañ daal na rafet rek na àdduna moom daa amul solo waaw. mais tey foo toll si entraînement ma gis ni tey comme li gars yi def amoo combat mais yaa ngi entraîné 3 séquences mais est-ce que yaa ngi entraîné 3 séquences. 3 séances yàlla tere da 3 séances moom du ma ko def si àddina. ba daan naa ko def. même ba mooy combat. non 3 séances daan naa ko def bi ma gënee doon booy. mais Papa Yada moo tax ma baaxoo nee na ma 3 séances doo am récupération bu baax. mu ne ma 2 séances ngay def nga am alimentation bu baax lekk bu baax récupérer bu baax nag yaram dañ koy récupérer bu ko defee boo ñëwee ngoon nga sa yaram mën a naay. mais 3 séances yoo xamante ni sa waay doo am récupérer doo nelaw fi ngay nelaw fa ngay jogaatee ne mantu du ma ko def. ñaari séances laay def damay xëy fajar gi dem dawi footing ngoon ma dem saal wala ma dem din wala ma dem contact ci semaine bi noonu laay def mais 3 séances mukk. mais 3 séquences yi nga def noonu ça veut dire moom. 2 séances. 2 2 séances laay def defuma 3 séances. 2 séances laay def même États-Unis moo fa demee sax 2 séances laay def. damay def matin soir. matin soir waaw moom laay def mais du ma def 3 séances non non. moom loolu di ci gis sa bopp quoi. mais 2 séances ba baax. 2 séances 4 heures de temps boo ko defee si salle musculation. li nga bëgg da nga koy am. boo demee contact def 4 heures de temps. contact li nga bëgg da nga ko am. boo demee din def 2 heures de temps et demi. kaw din di nga am li nga bëgg. mais 3 séances doo am alimentation bu baax. sa lekk dina tardé sa récupération tamit dina tardé lu baax na nit da ngay war a récupérer te nelaw guddi kenn mënu ko fay. waaw noonu la demee paa bi nag moo Papa Yada moo ma siy dimbali si loolu. xam nga boo nekkee xale di tëlës te xamoo fi nga war a teg sa tànk. mais mag bu nekkee sa kanam nekk sa ginnaaw bu ne la defal li tool loolu laa tàmm tey moo ma koy wax ba ma maîtriser loolu même samay rakk yi sax ñii ma bokkal écurie loolu laa leen wax def leen 2 séances 3 séances jaru ko àdduna bi jeexagul waaw. mais tey comme boo demee États-Unis nii fu ñu toll nii comme gars yi ba leen naan mbëy day dem pour noos dem pour taxawaalu wala affaire yooyu mais yéen entraînement bu ci war est-ce que États-Unis yéen a ngi koy def quoi. man de mën naa laa waatal si télé laa ne barki Seydina Mohamed bu ma demee États-Unis damay entraîné ñi ma dëkkal sax di leen nuyu en passage ku mel ni Modou Gueye coiffeuse ku mel ni Abdou Aziz Dia New York ku mel ni Ahmed Diallo New York ku mel ni Bàcc ku mel ni Khadim ku mel ni Alsini ku mel ni tamit sama yaay ji nga xamante ni moom su ko jur muy temps Fat Sarr ak jëkkëram ak Bas ak Omar ñoom ñooy nekkal chaque jour Omar dana maa jogal nga dem entraînement jogal mbër entraînement jona moo may yee chaque jour maire ak Bas di leen gërëm di leen nuyu di jaale maa ngi jot benn information douane maintenant États-Unis ñoo fa nekkoon muy gaañ bu baax di ko ñaanal yàlla xaaral ko àjjana di ko jaale Ama Baldé tamit ndax lépp Ama Baldé la man xam naa si dara li ma lay wax dañuy toog ni mu oo Ama nii ñu waxtaan nii mais yàlla ko yàlla yërëm daal di ko jaale waa Pikine ñëpp ci barke Seydina Mohamed. waaw boo xoolee gis nga loolu tey boo xoolee Diwane nekk na koo xamante ni waa Saint-Louis aussi ñu ngi koy jàll en passage si nga xamante ne moo am. mbër la woon si làmb ji feebaroon. waaw xam nga tey jii mu dem. Sénégal di ñëw New York mu ngi ma fekk si benn salle bi ñuy wax. Blink New York Blink mu ngi nekk 125 125 2014 bi muy ñëw mu ngi ma fekk salle boobu am na keneen ku mu àndaloon mu ngi ma fekk salle boobu may entraîné di préparer sama combat Moussa Dioum bi ñu génnee bi ma pare entraînement ma xelal ko naka fii amul yëngu-yëngu fii lépp danaan teg nga xool dem fi ngay dem ñëw dugg sa kër mun ma yow sama grand nga ba daaw noo jullindoo juma jàkka New York 137 daaw maa moom noo jullandoo barki yonentu yàlla Muhammad Tëbasi ñoo bokk nii benn sàppe maa moom. nga àll quoi. yi benn bulu ñaar. mais nga tabaski àll bàyyi sa soxna bàyyi sa waajur mais loolu nan la lay def. non loolu yàgg naa ko def. bi ma amee 12 ans 14 ans 13 ans ba 15 ans maa ngi génn di dem Mauritanie dafa am ay 9 mois 8 mois di dem di nappi du ma gis yaay du ma gis papa du ma gis kenn te boobu xale laa tàmm naa quoi nekk si géej bi di maare ay 20 jours 25 jours du ma gis kenn géej rek ndox rek laay gis tàmm naa loolu quoi kon tey bu ma demee ba yàlla dimbali may tukki
di génne di fi bàyyi waajur di fi bàyyi soxna sant yàlla la bëgg a defar rek am jom bëgg a tere samay waajur tere sama bopp loolu rek moo ma tax a jóg. dañuy def naa si benn affaire boo xamante ni foog ñu koy wax parce que mbër yi des fois yi am loo xam ne dañ koy denc seen biir xol yi mu doon naqar wala mu doon bànneex tey làmb la nga si mën dund loo xamante ni dund nga ko muy naqar mu métti la trop boo xamante ni amoo foo ko jooy. làmb waaw di gërëm waa Tëngéej rek encore une fois di gërëm ku mel ni Ibrahima Bari impôt domaine jaawoon a Bari waaye wéri ngara ndax yàlla may na ko foofu loo xamante ni bu ko Macky Sall jàppalee rek yaakaar naa ne dina defar wéri ngara encore une fois di gërëm ku mel ni tamit Mame Balla may ñaay am di gërëm Papis Tiwaane impôt Bari mooy gaayanu Bari bi Papis ak Modou ñoom ñëpp maa leen di gërëm di leen sant kon li nga wax rek làmba saa nga am lu la métti saa nga am lu la neex mais man de lenn rek la ay jooytu mooy dagga yi xanaa à part dagga yi mooy adversaire yi toog ak kii bi sponsor yi bañ ñu duñu ñëw si làmba man loolu laay jooy ndax nun chaque année dañ laan bëri ñaar wala ñett tey dañ nañ ba pour nga bëri sax problème la mais terewul ñu ngi toog suñu ruq rek kenn ba ñu dégg boo nu gisee tey da ngay mel ni milliard lañ yore te yoruñu dërëm sak rek la ñuy dundee seede yàlla mais nag di gërëm mbay sama copain mbay promoteur jaay ko du terrain mbay maa ngi koy gërëm bu baax ndax mu mooy woo nii sax sama xel ñëw donc démb rek ñoo àndoon waaw donc nag li si des mooy sant yàlla bu baax xam nga sant yàlla bu baax yow tamit ku baax nga ku ñàkk ki nga maa ngi doon nduroo ñu ñëpp ñu bari la loolu waaw gis nga de àdduna demee noonu. waaw xam nga àdduna moom daa gudd tànk kenn xamul fala ko xamoon fala doo sonn si àddina li am solo mooy nu rafetal rek te xam ne ñun ñëpp lañ fiy jóge ëllëg donc na rafet rek ba bu yàlla may mujj gu rafet ba bu ëllëgee bu ñu jàkkaloo suñu borom rek ñu mën a waxaa moom daal si loo xamante ni mooy dëgg daal moo neex suñu borom man ku ma tooñ baal naa la man baal naa ñëpp àq di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ndax àdduna daa amul solo kon li nga wax si boo yooyu amul problème man lu ma waay wax man yàgg nañ ma waxal lu bon mais tuxuma naanuma sàngara dugguma si loo xamante ni war naa si mën a dugg tey boo demee prison di ñaanal c'est Ibrahima Diop sama benn kilifa c'est Ibrahima Diop maa ngi koy ñaanal mu ngi si maa ngi koy ñaanal yàlla fëgg boppam si barke Seydina Mohamed tey boo demee prison da nga gis ñoo xam ne mësuñu def dara te ñu nga fa te yaram day daw xam ni tooñuñu kenn day leen tooñ dugal leen fii ay at mu métti lool maa ngi seetaan sa benn interview dama koy seetaan bay jooy barki Mouhamed benn ministre mooy xale bi ñu tëj Makka Arabie Saoudi mais xale boobu fu mu toll ay dossier am. waaw gars yi ñoom ñi fi xam nga sama naataango journaliste yi nga xamante ne ñoo koy dossier bi ñu ngi koy topp mais gars yi ba léegi ñu ngi si mi ngi en cours mais yàlla na ko yàlla defal taw feex. non dama koy seetaan barki Seydina Mohamed dama ne woon dinaa taal sama oto dem ba këram pour jéem a def intervention pour jéem a wax ci média yi ñu mën a génn xale boobu dama koy ñeewantal dafa mel ni ñoo bokk ndeyax baay li ma lay wax ni barki alxuraanu karim xol laay waxee yow nii mais situation métti na moo deful dara wóoruma si mais yërmande rek moo ma tax may wax yërmande rek xoolal moo tax laayal sama copain bi Issa damay toog ni di ko seetaan mënu ma yow xanaa yow lii saa bu demee nga ñëw tàpp YouTube bi di ko seetaan barki Nabil Moustapha mais kooku maa ngi koy ñaanal soxna so nu mu tuddati waaw Mbaye merci mais kooku nañ wax Macky Sall mu jàpp si comme te yàlla dimbali nañ jàppal nañ ko ba mu falu deuxième mandat Marème Faye Sall ku baax ku ñàkk ki ñaan kooku bu dee Marème Faye Sall rek la man gëm naa ne incha allahu rabi bu si yàlla dogalee bu si yàlla àndee gëm naa ne Marème Faye Sall dina génn kooku indi ko Sénégal jox ko ay waajuram ndax moom mérité na loolu Marème man xaw ma Marème Faye Sall mosuma defal dara mais dama gis acte yi muy def Sakho Dior mu def mu ngi mel ni ma la ko defal ndax ni ku ne da nga koy jàppe kon sa bopp Sakho Dior sama gaañ la dem naa ba hôpital seeti ka bi mu nekk principal di gërëm Matar Ba encore une fois kenn du Matar Ba sama xarit may takk jabar moo ñëw ñaanse Matar Ba waaw sama xarit waaw sama xarit ma dem këram dama koy jàppale waaw mais mbayam nañ ñaanal ko yàlla defal ko jàmm rek
ngi dëkk Géejawaay. Géejawaay la dëkk te Arabie Saoudite xam nga nguur lu muy doxee rek. mais yàlla baax na comme ni ñu koy ñaanee nii kenn loo koy ñaanee yàlla na ko yàlla defal tawfeex ba mu ñëwaat si ay mbokkam ñëw si ay ànd jaam ak njabootam. xam nga am na tey jii émission bi dafa nekk loo xamante ni tey yaa ngi wax lu xaw a daw yaram comme nit ki yaa ngi xool du làmb kese ngay dund. yaa ngi dund leneen kon li nga def nii macha allah na si gars yi copier xamante ni àdduna noonu la. waaw comme làmb ñi ngay dund nii nag tey Senenews TV chaque jour gis na mi ngi ñi lay doxee day ñëw fekk fi nga nekk laaj la ay questions yoo xamante ni mooy si li ngay bëre mais aussi ay nit ngeen yi nga xamante ne da ngeen di bëre mais yow lan mooy sa métier du napp. chauffeur camion. waaw man mool laa wax naa la ko si biir wax ji nee naa la li nga doon boo ko bañee daa fekk nga gën see ñaaw dama la xëy dem géej every day every time bu moom masaana naru barki Seydina Mohamed sama yaay ba fu nekkoon boo ko laajee moo wax la ko bu ma naroo sama yaay dama fekk mu dem politique yi boobu mu ngi ànd ak Mbaye Jacques Diop yàlla na ko yàlla yërëm Mbaye Jacques ku ñu jàppale ak doomam Pape Diop Pape ma dikkee dama la naru jël moquette bi nii si bunte bi jël xaalis bi dugal dem bu ñëwee xam na fi may jënd xaalis. lan mooy naru. maanaam ñu fay la nga dem géej ñëw ñu jaay jën ñu fay la loolu mooy naru bu ma demee ñëw mu ekkati foofu xam na fi may jënd xaalis bi boobu danaan dem politique yi boobu ñaari rakk yu jigéen la am xadi ahaab bi bu masaane sama yaay dem bu masaane ñëw ay minuit ma jël xale yi sangal leen boot leen tëral leen jox leen ñu lekk soom bi boobu xale la boobu sama yaay benn néeg la am mu métti loon li ma lay wax lu garaaw laa lay wax mu métti loon bari ay noon nag mais sama yaay boobu lépp rek ngir bëgg ñu baax bëgg ñu tekki bëgg tey ñu dégg daal yi moo tax du ma réeroo moom si àddina moo sama pap ndax lépp benn la tey démb métti woon na quoi mais ñu ngi sant yàlla daal amuñu dara nag mais ñu ngi sant yàlla bu baax man saa su nekk sama ngor moom laay demee ndax man xam rek man fi ma jaar dafa métti li ma lay wax nii dafa tar man ñàkk sama ndey sama baay dama lay wax dëgg rek man sama xol gëm na ne yàlla ba moo dimbalee nii waaw gis nga Alaaji Malick tey amoon ne xol bi fees na macha allah tey jii kuy wax sa waajur ñun ñëpp suñu waajur yi dañuy ñaan yàlla chaque jour di leen defal loo xamante ni ndax dañ ñoo boot tete ñu jur ñu fu ñu war a juree tey waajur bu ne wa nga jël sa doom téye ko ni nga ko war a téye ndax ëllëg lii moo tax te macha allah yaa ngi nii tey yaa ngi si voie bi nga xamante ni moom la bëggoon ama neex bul jooy te xamante ni li ngay def nii yàlla da lay fay te waajur yi na leen di ñaan ñu yàgg fi te wér loolu mooy suñu sak te incha allah na fi yàgg daan wér xam nga émission bi nag boo ko naree yàq moom day garaaw ndax maa ak yow su bu na naree jooy émission bi day garaaw sama caméraman bi aussi Alaaji Malick Faye ba may tudd caméra bi dana ko dóor léegi suuf ndax moom moo ñu gën a nooy xol waaw gis ngeen ni la demee waaw dama dugg si kaawu femme boobu noonu femme mayam daal kii wóor na yàlla bu ko yërëm di courage bul jooy bul yàq émission bi waaw gis ngeen ndeysaan lii dafa daw yaram sama gars yi tey Sénégal way dëgg la mais àdduna noonu la Mbayang tey ndogala ko dal fu mu nekk Arabie Saoudite bu ma yàlla dimbaloon ma am dinaa dem sacrifice billaahi dinaa dama ko yërëm billaahi kooku dale la rek ne dañuy toog ba ay doom màgga xamante loolu wóorul waa na si président jàpp rek comme doom moom xam nga bu xewlee dara dañuy sonn man damay sonn si Macky Sall barki Seydina Mohamed ba élection yi bu ma fekk wér ngara may jàppale Ibrahima Bari te Ibrahima Bari Macky Sall lay jàppale président mais maa ngi taxaw nii di ko ñaanal mais boobu mu ma wan ginnaaw ma ne kaan président barki alxuraanu karim da ngay am ndam nag gis na ni nga nu jàppale si làmba ji defaral nu estaat man damay sonn si Macky Sall maa ngi naan président yàlla na la yàlla may ndam man la diw man la ama neex mais ginnaaw la ma wan après maa ngi dégg réseaux sociaux yi naan Macky Sall faalewu ko Macky Sall lijjantiwu ko te moom mu ngi wér man wér nga dama waa feebar ñu indi ma fii hôpital billahi dama ñëw feebar wér nga poussière bee coono bi ma billahi ma ñëw ma feebar bu métti nekk hôpital Tunkara Kër Massar Tunkara maa ngi koy remercier sama xarit la suma jabar sax bu feebaree fa lay dem faju ñëpp am nit ñi moo gën am alal quoi te man yàlla dama sedd nit ñu baax
mais la may encore une fois di waxaat rek ñu ñëpp ay jullit lañ dañ fiy jóge ëllëg na rafet na àdduna amul solo mais bu ma soñoon barki yonente yàlla Muhammad président Macky Sall wala Marème Faye Sall ñoo gën a appliqué si dossier boobu pour ñu jàppale femme boobu mu génne si ay mbokkam xamoo lu ñu nekk foofu te naar xam nga rek yaa ma gën a xam 6e séance lay dawe waaw kon nag xam nga yàlla na yàlla def jàmm daal jéegulu nag bu baax a baax. waaw dëgg la te gis ngeen mbokk yi nii la demee dañ seesoon ama neex xamante ne moom moo nekk Tëngéej di mbër di ndaanaan di war a bëre ak ay moroomam lim na fi Sa Thiès lim na fi Papa Sow lim na fi Guy gi xam nga lim nañ fi koo xamante ni war na bëre parce que moom net la boo xamante ni làmb ji si milieu bi la toll ku ne mën na bëre ak moom mais tey xolom fees na si biir waxtaan si biir Mbaye mi nga xamante ni tey moo nekk Arabie Saoudite am problème tolof mais mi ngi def di lancer appel si président Macky Sall Marème Faye Sall soxnaam pour ñu jàppale Mbaye ndax lu fees tuuru yàgg na ko bëgg a jàppale te xamu fan la war a mën a jaar kon président mi yaa ngi ñuy dégg Marème Faye Sall yaa ngi ñuy dégg kon comme ni ngeen def si Sa Kajoor def ko si yéen ak ñeneen kon Mbaye message bi nga xamante ne xolam fees na man maa koy àggale ndax xam naa loolu la bëgg ngeen jàppale Mbaye ba mu mën dellu si ay waajuram ak ay njabootam waaw dégg nga waaw. barki yonente yàlla Muhammad xaw ma ko mosuma gis xaw ma sax mbokkam mais dama ma toog nii sama copain bi Isaac ni di mu connecté wu suñu maa ngi si YouTube bi ndeysaan ma xool mag grand frère bi di wax yor dossier yi xam nga après ñu wane ko xam ne photo am ndeysaan xam nga am na benn maire sax dégg naa bu ko doon jàppale mais bu yàggee gars yi dañuy xaadi moo tax nag instant bi ñu toll nii man de manuma doomu aadama rek laa xaw ma ndax dinaa yeewu wala du ma yeewu mais daal lii rek laa man toog si média wax ñu jéem a bàyyi waat yeewaat seeni xel ñu dem jàppale ko soutenir ko quoi te loolu bu ñu ko soutenir rek ndamu Sénégal la dégg naa ministre bi nee ne bi nga ko interviewé maa ngi dégg nee na Yaya Jammeh am na benn Sénégal bu nekkoon foofu bu nga waaw na si taxaw bii ak boobu du benn na si taxaw nañ wàññi wax ji jëf kon tey président Macky Sall ni muy def wàññi ay wax man li tax mu neex ma Macky Sall si boppam dama wax dëgg mooy lu ko waaye doomu aadama ku dañ ne ku boot bukki xaj mbalu tey xëy na peut-être yàlla may na ko mu boot Sénégal du lu ko waaye wax rek mu tontu na liggéey ab liggéeyam ba nga demee damay dem Touba kasu rajo bi mais 1 heure de temps laa daw diggante péage bi te maa ngi fi doog a aw ndax bi muy tijji yëpp mu ma fekk États-Unis kon nga xam ne liggéey na li si des mooy ñaanal ko yàlla yan bi oyof projet yi mu am réussir si jàmm man loolu laay ñaanal sunu borom di gërëm Marème Faye Sall bu baax am Matar Ba Ibrahima Bari di leen gërëm di leen sant yàlla baax na di wax allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf. macha allah gis ngeen loolu ama neex mujj na finir wax parce que peut-être xol bi diis na trop pour mu wax parce que si problème mu Mbaye mi nga xamante ni tey moo tax mu tuur xewal ak waajuram bi nga xamante ni moom moo ko su ko jur kon ñuy lancer appel mbër yi nga xamante ni gis nga du bëre kese tey am ngeen yeneen xalaat yoo xamante ni tey mi ngi nii bëgg jàppale Mbaye te sa loxo mënu fa jot kon ki loxoom jot mooy président Macky Sall ak Marème Faye Sall mi ngi leen lancer appel boobu ngeen bàyyi ko xel kon Mbaye yàlla na ko suñu borom jàppale fa mu ne yàlla génn ko fi si jàmm ba mu ñëw Sénégal toog si ay njabootam ak ay waajuram waaw Sen News TV lii leen woon tey si diggante ama neex nga xamante ne mooy mbër Kamil daan fi Boy Bawol daan fi Boy Niang daan na fi ku ne maanaam daan na fi ndaanaan bu ne ku jóg frère na la tey kon nag adversaire yi dañ ko waajal muy Sa Thiès muy ki nga xamante ne mooy Papa Sow muy Guy gi ne na ñooñ day bëgg na bëreek ñoom te promoteur yéen a ngi koy dégg kon bàyyi leen xel ama neex balaa saison bi di jeex nga tëgal ko combat ndax yàlla moom laaj na bëre quoi kon si biir Sen News TV rek fan yi néew si bis yi néew incha allah jërëjëf mbër kontaan na si yow bu baax a baax bëgg nañ bu baax a baax waaw di jaar nag sama cameraman bi nga xam ne mooy jënd camera Alaaji Malick Faye l'infatigable yu bëri moo koy génn yaa ngi koy gis nii jënd la borom baax la quoi waaw jaajëf waay bëgg nañ bu baax waay jaarama sama gars yi jaajëf